ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. musuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com. Madame Diop xam ngeen Modou Fall ndax xam ngeen Modou Fall xam ngeen Modou Fall réew maa ngi koy coow te ku réew mi coow boobu daa siiw mag daal du gëne ma ne Mbaal Diagne Mbaal Tako Diagne Ilimanu Ganjool jëndeexul géej moo la soobandoo jël ba daw na taatu xeer ba mambu Mbàkke duwal mbaam balaa jaat mu war naas sëñ Abdou Karim mooy sama sëriñ mooy sa sëriñ mooy sëriñu yow jàll Modou Fall xam naa njaareem xam naa kër gu mag xam naa Kouré xam naa sana Lassana Cissé Ousmane Kama Bat Fall ngi Modou Fall ngi Modou Fall ngi yaa ngi lay mbaam yaa yow guntak dara gi tak ma ne li nekk ci butéel bi mooy xeeñ ci saañ bi waaw kii mooy Dame Diop mooy Modou Fall butéel la mu def la saañ bi xeeñ butéel la mu def moom la saañ bay xeeñ sa maam nee na ànd ak ku baax dafa mel ni jaay parfum bu la mee ngi xeeñ bu la rombee ngi xeeñ bu la jege ngi xeeñ kon kii mu ñuy xeeñ ñun yëg nañ ko kon yàlla ko yàlla dafa jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñuy nuyu kilifa gi nga xam ne moo ñu fi dalal tey muy monsieur Pape Modou Fall di le directeur de l'emploi yàlla dogal lépp loo xam ne nekk na ci wàllu xëyu ndaw ñi moom la ko président de la république dénk mu ànd ci ak ministre de tutelle am mooy ministre Dame Diop de ministre de la formation professionnelle ñuy liggéey bu mucc ayib liggéey boo xam ni ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci làmb te yàgg ci làmb li nga xam ne ministre Dame Diop ak Pape Modou Fall def nañ ko ci làmb mi ngi soo ko am guléet ndax ñii nga xam ne ñoom la ñu jàkkaar lool muy sunuy doom ñuy l'avenir de demain ñuy avenir u ëllëg di ay xale di ay sénégalais kii nga xam ne moo dend ak yow di sarak ndax su ma nee sarak Babacar Mbuub mii toog dend ak yow ku ne xam na diggante Babacar Mbuub ak Pape Modou Fall muy diggante bu yàgg te rafet macha allah yàlla yàlla xeeb dolli Babacar Mbuub jur Bamba Mbuub Bamba Mbuub nekkoon un jeune immigré jóge woon Sénégal dem Italie doon fa daan dooleem ci daan dooleem boobu yàlla dogal mu doon def li nga xam ne mooy garde rapproché mais ba mu koy waajee def tubaab yi dañ koo xamal ne ko métier la boo xam ne bala nga koy def foog nga am une formation fa la amee xam-xam bi daal di wëlbatiku ne damay delluwaat Sénégal bi mu dellusiwaatee Sénégal ci la ñëw nag
daal di dugg nag ci làmb ndax ku ne xam ne nag ku juddoo ya Fass maa nga yaroo fa di nga bëgg làmb mu nekk promoteur bu mu duggee ci promotion mbër yi dem na ba ci biir chaque jour mbër yi ñëw di ko laaj damaa bëgg a combat damaa bëgg a teral sama yaay damaa bëgg a teral sama baay mu yërëm leen tey mbër yi ngi wax ak moom ku mu ci laaj dag amuloo qualification ci la jóg nag daal di woote le premier forum de l'émergence mu ngi ko def fële ci salle unité africaine la fa nekkoon ci mbooloo kenn xamul mu toll defe naa ne keroog képp koo xam ne bokk ci askatu làmb yaa nga fa woon ba ñu defee forum boobu àndanteeg sa xarit Sidi Sam mu jàppoon ci lool muy directeur CNRA ak yeneen i partenaire bañ ca jógee yëfi xaw a yeex taxaw mu ne man duma taxaw damay forcer ndax lii nga xam ne yaakaar loolu naa ko xale yi ba xale yi am yaakaar su ma taxawee dellu ginnaaw day nekk defet ci man ci la ko nag yàlla booleeg nag jëmm ju baax jooju ñuy wax monsieur Dame Diop di ministre de la formation professionnelle mu dalal ko ci bureau ñu toog waxtaan ci projet bi nga xam ne moom la bëgg a taxawal muy FILS formation insertion des lutteurs du Sénégal ndax nit ki boo ko formé ba noppi da nga koy defal insertion ba mu ci waxtaanee ak le ministre Dame Diop mu daal di koy boolee ki nga xam ne nag mooy rak magam di lépp muy Pape Modou Fall mu def ci nag liggéey mucc ayib ndax man mi fu FILS dem naa fa forum yi ñu def ci àll bi ak ci dëkk kaw yëpp day moo Pape Modou Fall mi day yabal ay nit ñuy ñëw di ànd ak ñun ci liggéey bi formation bi nag ci tënk def nañ ko ànd ak ay partenaires ne partenaires yi ñu àndal yëpp defe naa ne ci kër gi lañ bokk muy ay ANAMO ay 3FPT et cetera kon ministre Dame Diop daf ñu booleek ay services am yëpp jàppale ñu bi ñu mujjee def nag defe naa ne yóbbu nañu ko ci 100 lutteurs yoo xam defal nañ leen formation ak yeneen formation yi nga xam ne defoon nañ ko buñ ko ci doolee daanaka rek war nañu mën léegi 200 lutteurs yoo xam ne formé nañ leen monsieur le directeur général bi nga xamee ne nag formé nañ xale yi ak partenariat bu am solo bi nga xam ne am nañ ko ak FIT Protect ki nga xam ne Matar Diop moo ko jiite mi ngi nii toog moo defal xale yi leen seen formation bi ñu defee formation nag en technique de garde rapprochée jot nañ sax de formation en sérigraphie ak yeneen i kuréel ak yeneen i kuréel yoo xam ne liggéey nañoo ak ñoom champion yaa ngi nii toog fii mbër mu ndaw amu fi yaawu jaal moom du ma leen ko présenté waaye gis nga nee ko réel li mi ngi nii toog jàkkaarloog man Tigre nga nee toog Mbaye Tine Moustapha Gueye numéro 2 le champion d'Afrique nga am nag ñaari mbër yoo xam ne nag ñoo bokk gox bi dëkk Njaaréem muy Eumeu Sène junior ak Tanor bu Diourbel ñuy champion yi mag daneel ka sax Tanor bu Diourbel am na combat ci jouru combat Tafatine Boy Niang di doomu Diourbel Quench mi nga xam ne moo bëri barki dem mi ngi toog ana Quench ma nga ne la toog kon tous les grands lii mooy la crème de la lutte sénégalaise tey nag lu ñu fi indi ñu ñëw fas yéene ci jàppale bi nga xam ne mi ngi wéy di ñu ko jàppale suñu benn convention boobu nag du ma ci sori ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy acteurs yi danañ ci wax di remercier nag ñi nga xam ne ñoo fi teew yëpp muy la presse muy TFM muy Lutte TV RTS gis nañ fi RDV ak Wasaare TV ñoo ñëpp tey ñëw nañu pour jël li nga xam ne histoire daf koy bind ëllëg dans les annales de l'histoire du Sénégal fan lañ ko defee
ci ministère de la formation professionnelle ci kanamu kan le directeur général de l'emploi muy Pape Modou Fall. wax dëgg yàlla jël lu mu tolloog ñaar fukki mbër ak lu ëpp lu toll leen emploi ñoo xamante ni tey jii bu la neexoon gannaaw li ñu jàng ci wàllu sécurité lu mu mën a doon mooy technique yaa self défense beeg ni ñuy xojee ni ñuy jàppee ni ñuy maîtriser doomu aadama bu la neexoon tey jii nii ñu génn nekk naka sulu noonu waaye gannaaw yàlla directeur tey moom moo leen bokk na ci ñi leen gën a jàppale ndax tey jii nii xëy rek lañu bëggoon fils ak directeur de l'emploi def fexe ba bi ñu paree def seen formation am seen diplôme ñu utal leen xëy loolu yaakaar naa la képp koo xamante ni def nga formation moom ngay ñaan yàlla su ginnaaw boo defee sa formation ba pare ñu utal la xëy donc amuñu leneen luñ ci yokk li ngi ci waroon wax yëpp wax nañ ko di gërëm directeur parce que wax dëgg yàlla bu directeur yëpp defoon ni xëyu xale yi dina gën a kii ni ñu ko bëggee président bëggee dina gën a baax daal vraiment mënuñu wax nag ñuy jéggalu ci waaw vraiment. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu assistance bi yëpp jiital si nuyoo bi le ministre Dame Diop teg si ki nga xamante ni mooy le directeur de l'emploi muy Pape Modou Fall di nuyu sunu grand sunu chef Matar di nuyu Ahmadou Bamba Mbuub ak sunu papa ñëpp rek donc dañuy sant yàlla bu baax dolli si lu ñu santoon parce que dañ naan képp ku la defal loo xamante ni amaana waru ko woon da nga koy sante loolu Bamba Mbuub moom ak association FILS ndax tey mënoon na bañ a xalaatee nii ndax dañu jàppoon ni ay mbër waruñu leen former ñu nekk leneen ba mën a jëriñ société bi leneen lu dul bëre kese ñu gis ni aussi y a plus de 10 000 licenciés demande bi ëpp loolu offre bi promoteurs yi matuñu 100 matuñu 50 kon yeneen mbër yi nga gis benn saison doo mën a bëreloo sax 100 mbër kon loolu vision la bu association FILS am daal dina man war na man benn touche bu ma apporter nu ma koy apporter mooy ma fexe former les lutteurs yi nga xam ne tey fukki mbër yoo gis ñuy dem kenn la ñuy gunge mooy fukki mbër yoo gis ñuy dem benn nit moo ci nekk champion kon chance la passion la woon rek kon war nañ ñu former formation boobu ñu am ñu ne yemuñu ci ñu am diplôme on a été formé ñu nekk ay diplômés fi mu toll nii on est des diplômés ñu ngi doon xool ci nervi di ñu xool bët bu ñaaw di ñu yekkal ci gaalu xaj waaye avec l'aide de Bamba Mbuub ak vision bu mu am association FILS tax na tey on a été formé tey ñu doon ay diplômés comme ñëpp ci sécurité et garde rapprochée ñu gis insécurité bi régné te dañ ne réew ñi ko mën a defar rek mooy ay ndawam ñun ndawi réew mi ñoo mën a bâtir le Sénégal on ne peut pas bâtir le Sénégal sans les jeunes et benn réew mënul màgg mukk wala mu avancer mukk te comptewul ci ay ndawam montre-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras te fii ñu fi toog ñëpp ay jeunes lañ te boo formé benn jeune formé nga toute une société encore une fois dañuy jaajëfal loolu waaye nag insertion bi dafa am ñu ko yombal ndax mënoon nañ nekk ay diplômés ndax bari na ay diplômés yoo xam ne peut-être amuñu chance bii ñu am na ñu jàng ba yegg ci yenn niveau yi peut-être amuñu chance bi mais ñun dañ ñu formé waaye yàlla dimbali ñu état teg ay structures yoo xam ne seen rigueur ak seen bëgg jàppale jeunesse bi tey tax na tey ñu insérer ñu te c'était pas évident kon ñu ngi remercier direction de l'emploi ndax peccum liir bu ndeexee nday jaa tee ca wagg ya kon encore une fois ki la may jën jàngal la ni muy nappee moo gën te fi mu toll nii ñun ñi fi nekk nii tey sur les 80 lutteurs tey yu ñu formé ci promotion bi ministère de l'emploi ak ki nga xamante ne mooy directeur de l'emploi muy Dame Diop Modou Fall tey ñu jël ci ñaar fukki mbër ak lu teg utal leen xëy ñuy am salaire fi mu toll nii ñun ñuy toog fi yëpp on est des salariés grâce à ki nga xamante ni moom mooy kon ñu ngi féliciter direction de l'emploi ak tous ses collaborateurs di leen xam ni un grand merci parce que xam li la war def ko loolu c'est pas donné à tout le monde kon ñu ngi leen di remercier ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéeyal le président de la république parce que tey jeunes yi tey mënoon lañ leen seetaan ba ñu am gis-gisu di jël Méditerranée bi di fuir leur destin di dee ci géej gi
tey bu amul woon formation bii tey ak insertion bii mu am suñu xel mën na dem ci loolu ndax ña fay dem gënuñu leen ci dara waaye dañoo am chance bi et ñu ngi ñaan aussi ñu gën a jàppale association FILS ñu ngi ñaan aussi direction de l'emploi lim ñu yéene ak li mu xam ne moom la mbébét yàlla may ko ci ndam ba ñu former plus de jeunes ba nga xamante ni chômeur dootul am ci Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah. bismillahi minal sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla bu baax a baax a baax bi mu ñu mayee fekkeek tal di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jotaay bi yàlla na ko yàlla gërëm lépp luñ ci yaakaar rek yàlla nañu ko suñu borom defal di nuyu bu baax a baax tey ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu wayjur bu góor di Serigne Babacar Mboup di ko masaw bu baax a baax ndax heure bi démb ci guddi la jóge Diourbel direction de l'emploi ak association FILS jaral ko lu ne Pape Modou Fall di doomam di léppam man may doomam ñun ñëpp ñuy doomam mu jaboote ñu démb ay 23h la ñëw ne ma mënumaa ñàkk teewee di gërëm bu baax le ministre Dame Diop ndax mooy kilifa Pape Modou Fall di frère am di léppam parce que ni papa Ousmane waxee rek reconnaissance dafa am solo yàlla dafa def ma nekkoon bitim réew def ay at daan def formation sécurité garde corps rapproché mais dañ ne tukki jom la mais ñibbi si fulla la aw ma lu dul Sénégal bi ma ñëwee yàgg ma bëgg làmm nag parce que dañ ne man Fass laa juddoo màggee Parcelles ba pare doomu Bawol làmm ne ci man nekk promoteur de lutte tëgg naa combat Dakar ak ci région yi mais ma dem ba am lu ma saytu mooy 10 000 licenciés at bu ne ñiy bëre du mat 200 li seet ñëpp dañu gunge mbër bi rek làmb am bayre boo xam ne mooy suñu sport national te mbër bi entraîné am doole bu fekkee ni bëriwul liggéeyul bu amul encadrement rek mën na jàdd beneen yoon ma ne nag man touche boobu noonu ci laay jéem a góorgóorlu credo bi di un lutteur un métier ci ndimbalu suñu borom jamono googu Alioune Sarr moo nekk CNG ma waxtaan ceeg moom ànd ceeg waa association FILS mu rafetlu ko keroog CNG bureau bi ñëpp la Alioune Sarr woo mu ñoom Manga 2 Ñambe Diop ñëpp Cernoka mais dafa ni ñoom amuñu luñ ci teg parce que ñoom ñoo ko waroon def tey buñ ko defulee ma nekk jeune taxawal lu mel ni ànd ceeg ay kilifa mënuñu lu dul gunge ma ci ñu rafetlu ko ma dagg licence promoteur ba ma ca jógee ba am ci ndigalu waajur seeti sama sëriñ muy sëñ Abdou Karim moom sëñ Fallou ànd ceeg délégation bu am solo waxtaan ci ak moom mu ne ma promoteur yëpp dañ fiy ñëw ma leen di ñaanal waaye yow li la fi indi muy un lutteur un métier dafa nekk loo xam ni man dama ko honoré parce que est-ce que xam nga sëñ Bamba yow initiative bii nga xalaat maanaam yàlla nga bëgg liggéeyal jàppale benn mbër pour mu am formation am xëy mën a jariñ waa këram yëpp kooku man am nga ci sama ndigal moom moo njëkk a jël 1 million def ci kon nag Père Ousmane bu ñu xalaatee war a dajaloo pour ànd ceeg le ministre Dame Diop ak Pape Modou Fall war ko ci delloo njukkal muy doomu sëñ Fallou boo xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy bàyyi xel ak àdduna bi kooku bu ñu ko defee rek reconnaissance mu am solo la bi ma ci waxtaanee ak moom ma seet si fi le ministre Dame Diop ci appui wu Pape Modou Fall mi ma jot ko wax ak moom parce que moom laata muy nekk directeur c'est un homme social Pape Modou Fall nit ku baax la du li mu toog moo tax ma koy wax de dafa am ñaari qualité yoo xam ni man dama ko bëgg ci moom xam nga wax ju néew la Pape Modou Fall waxam bëriwul jëfam moo ëpp waxam te loolu la yàlla gërëm Pape Modou Fall nit la koo xam ni macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat engagement bu mu jël lu mu wax ci kàttanu yàlla daf koy def te loolu moo jafe ci réew mi kon nag nañ ko bàyyi xel nañ ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér bi ma waxtaanee ak le ministre Dame Diop moom it muy ku baax ku yaru ku gore ne ko ministre man de dama jóge bitim réew def naa fa fukki at waaye lii moo ma tax a jóg laata may àggale la ma ni man sa initiative man salué naa ko parce que bu la neexoon toog bitim réew ndax xale yi ñi ngi jël gaal gi ñi ngi bëgg tukki yow nga ni da ngaa bëgg ñëw pour jàppale sa réew man ko ministre loolu laa bëgg damaa bëgg bépp mbër bu nekk Sénégal rek am formation am xëy moom moo engagé wu le 14 décembre 2019 moom moo ma njëkk invité à Diourbel def ci contribution bu am solo
woo direction am yëpp nee ma nañ ma fekk Diourbel mu ne ma à partir d'aujourd'hui jàppal ni maa ngi sa ginnaaw boobu ba léegi la mu wax c'est moom mooy ministre moom rek boo xam ni boobu ba léegi li mu wax ak ñun mi ngi koy def mi ngi ñu gunge. ñëpp di tàmbalee nuyoo bi ci suñ kilifa sëñ Babacar Mbuub mi toog kenn ku ne xam na ni sama wëllëre la wëllëre bu yàgg parce que ba ñu xamante xamuñu woon ni FILS dana am ba ñu xamante xamuñu woon ni formation dana am xamuñu woon ni arène bi sécurité dana exister yàgg na di ko teg aussi ci loxo Ousmane Diouf wax na ko moom aussi je pense que cosaan moo ñu boole ñoo bokk fu ñu dëkk muy Njaareem di nuyu aussi Matar mi nga xamante ni nii liñ fi wax mooy formateur bi donc xam-xam bi nekk ci yéen moom moo leen koy def ñu koy nuyu di ko remercier di ko féliciter ci loolu nga xamante ni def na ko di nuyu aussi Bamba vraiment mon frère Bamba Mbuub ci initiative yi muy jël parce que kenn ku nekk xam na ni jël initiative yombul rawatina nag nga boole initiative yu bari di ko jëlandoo nga créer FILS liggéey ci liggéey bi nga ci liggéey muy liggéey bu rafet à travers tout le Sénégal nga ñëwaat créer entreprise arène bi sécurité pour gën a sortir la dimension insertion kon aussi yow ñu ngi lay nuyu di la féliciter ci loolu di nuyu aussi collègues yi fi nekk yëpp ci direction de l'emploi di liggéeyandoog ñun di leen nuyu yéen ñi nga xamante ne nii tey yaakaar na ni lu duy njaaga yéenay njaag yéen a waral ndaje bi nii ñu organiser tey fii au niveau de Diamniadio donc ci ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion donc li waral ñu daje nag mooy depuis bi ñu créé association FILS ba léegi FILS dafa nekkoon ci dynamique gu formation wax nañ ko donc ñu former lu mat 300 jeunes lutteurs pour que ñu mën a am métier am seen diplôme am compétence yoo xamante ni tey bu ñu génnoon réew mi sax fu ñu dem dinañ fa mën a liggéey parce que compétence bi ñu am dinañ ko mën a jariñoo muy 300 ginnaaw ba mu leen former ba pare ñun ñi nga xamante ni ñoo yore direction de l'emploi yore wàllu emploi ñu ne ko kon c'est bien parce que boo formé 300 jeunes yoo xamante ni formation bi mujjul fenn aussi amul sens ki nga formé da nga war a xool yan pexe ngay teg pour mën koo insérer te pour nga mën koo insérer il faut nga teg ay mécanismes ci loolu la créer entreprise boobu noonu muy arène bi sécurité bi mu ko créé nag ma ne ko comme léegi créé nga sa entreprise formé ay nit ñun mën nañoo intervenir en tant que direction de l'emploi ci mission yi ñu jox nga xamante ni suñu ministre moom la ñu jox le ministre Dame Diop moom la ko président de la République jox ci attribution yi mu koy jox au titre de l'emploi ci loolu mën nañoo xool naka lañ lay mën a accompagner ci li fi nekk comme dispositif muy mécanisme yoo xamante ni mën nañ ci ànd liggéey ci loolu lañ ko proposer la convention nationale état employeur pour la promotion de l'emploi des jeunes mooy convention bi nga xamante ni nii tey direction de l'emploi signé na ko ak entreprise arène bi sécurité convention boobu nag dañ ciy profité pour remercier le président de la République son excellence le président de la République Macky Sall di ci remercier le ministre Dame Diop moom mi nga xamante ni nii moo ci dox wax ci de telle sorte que bi ñuy dérouler le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et pour l'emploi des jeunes mu fexe ba la convention état employeur bi nekkoon 1 milliard ñu yóbbu ko ba 15 milliards te loolu kenn ku ne xam na ni yombul donc kon yaakaar nañ ni engagement am ak dynamisme ak pastéefam moo tax le président de la République yóbbu ko foofu dugal ko ci programme d'urgence bi yéen aussi ngeen nekk ay jeunes sénégalais parce que ñun xooluñu jeune sénégalais bi jàng ba am master jeune sénégalais bi am diplôme ak jeune sénégalais bi nga xamante ni am na titre de qualification am métier di liggéey ñoom ñëpp ay jeunes sénégalais lañ ay citoyens sénégalais lañ te comme ñooñu am na liggéey buñ ci jot a liggéey ci at mi ak at yu weesu parce que tey boo xoolee convention état employeur inséré nañ plus de 12000 personnes mais ñu ne lan moo tax ñi nga xamante ni nii ay lutteurs lañ yor seen métier léegi ñoom ñëpp duñ xool nan la leen di insérer loolu moo indi lii. ma ne ko nag comme dañu nekk ci fin d'année nañ xool benn premier groupe la ñuy njëkk a jël mooy entre 25 et 35 jeunes lutteurs bien formés avec un expert qui est là qui leen formé ñu xool nan lañ leen di insérer dans le cadre de la convention état employeur pour que ñoom ñëpp
kenn ku nekk mën a am indemnité mensuelle revenu boo xamante ni nii tey bu weer dee ni nga ko mën a yóbbu sa kër te du la yàqal ci sa ay activité sportive dara du la mën a tere dem entraîner du la mën a tere am ay combat donc du la tere mën a dem say combat du la mën a tere entraîner du la mën a tere ak nekk ci activités yi nga war a nekk l'essentiel mooy en tant que entreprise bu la insérer heure bu la soxlaa ci dispositif yam da nga ko wuyu da nga ko liggéeyal li nga bëgg mu liggéeyal ma ne ko nag comme pour année bii di ñëw ñu ngi voté budget bi pour 2022 engagement bi ñu ci jël mooy képp koo formeeti rek ñu jéem koo insérer dans le cadre de la convention même si c'est pour 12 mois donc loolu mooy engagement bi nga xamante ni jël nañu ndax nit mën nga koo engagé mu dem ba ci biir demal boppam nit mën nga ko engagé mu dem ba ci biir kenn gis ko ni ko yow kat dama lay jël def la sama garde corps rapproché jël la signer le contrat à durée indéterminée donc loolu lépp dafa dépendre ci wërsëgu nit ki mais ñun liñ ci mën a toll ci engagement ak liñ ci mën a def mooy comme fixé nañu un objectif de 20 000 emplois xam nga 20 000 emplois dafa bari mais 20 000 emplois jël ci 1000 litres warul doon dara parce que litres yi aussi ay citoyens sénégalais rek kon boo ko xoolee ci logique boobu wala nga xoolee ko ci dynamique boobu mën nañ fi signer pacte boo xamante ne ni képp ku ngeen formé ti mu nekk un lutteur connu ñu xamee ko ci lu baax parce que aussi nit ki aussi boo koy jël da nga koy jël par employabilité am te employabilité dafa am lu ci am solo mooy jikko ku jikkoo mu rafetul même bu mënee liggéey tamit doo nekk ak moom compétence da cee bokk ci compétence nit ki am ay valeur nit ki neex a nekkal parce que ku mu neexul nekkal même bu mënee métier am da nga koy libérer mu dem te je pense que loolu comme daf cee am solo te d'ailleurs je pense que ci lim leen jàngal moom wax na ko dimension comportement boobu dimension valeur yooyu dimension morale dimension éthique yooyu yëpp dugg na ci biir moi je pense que loolu boo ko ci boolee rek day gën a faciliter insertion bi parce que xam nañ ni ñi ñuy jël nii du ëllëg ñoom ñooy génn di sànni xeer du ëllëg ñoom ñooy génn di taxawaalu du ëllëg ñoom ñooy génn di taal place yi jàmbur te ñun yaakaar naa ne duñ nervi te yaakaar naa ne liñ bëgg ci réew mi ñun ñëpp mooy jàmmi réew mi ndax kenn du nekk ci gaal bëgg gaal gi suux képp ku nekk ci biir réew mi boo sañoon réew mi day am jàmm ak salaam nga am jàmm ak salaam parce que olof Njaay nee na ay du yam ci boppu borom te comme ay du yam ci boppu borom donc nous n'avons qu'à cultiver la paix et pour cultiver la paix il faut avoir l'esprit de non violence mooy lépp loo xamante ni mën na indi violence rek nga sori ko moytu ko ndax loolu mooy li gën ci yow mooy gën sa njaboot gën ci réew mi kon je pense que loolu mooy message bi ñu war a véhiculer tey presse bi jàllale ko mooy ñun au niveau de la direction de l'emploi nous avons pris l'initiative dans le cadre du programme d'urgence dans le cadre du programme xëyu ndaw ñi de faire de telle sorte qu'à partir de 2022 tous les jeunes qui seront recrutés les jeunes lutteurs qui seront formés recrutés d'abord formés qu'on ait la possibilité de les insérer dans le cadre de la convention État-employeur pour renforcer leur employabilité, pour permettre à ce que nous ayons les revenus qu'il faut pour pouvoir au moins garder cette sportivité, maanaam le fait que nous donnons des sportifs, des combattants, mais aussi du terrain de am lu ñu yóbbu seen kër nga xamante ni tranquillement dinañ mën a utiliser seen ay compétences même demain pour indil Sénégal réew mi ay diplôme n'est-ce pas c'est ça et ça c'est important parce que aussi nit ki bu xelam dalee bu tëddee nelaw je pense que bu doonee sportif jaar fi mu war a jaar lu ne mën na ko apporter boppam lu ne mën na ko apporter njabootam mais lu ne aussi mën na ko apporter réew mi parce que souvent ci dimension sport nit ñi dañuy fàtte dimension réew ndax sport dafa nekk loo xam dafa mondial te tey boo nee Moustapha Gueye numéro 2 mu ni 3 fois champion d'Afrique mais kooku xam nga Sénégal la liggéeyal kon kooku Sénégal la liggéeyal te loolu pour nga mën koo am pour mu mën a nekk ci yow il faut nga am esprit ak dal gi nga xamante ni nii war nga koo mën a am tëdd tranquille di sport tranquillement nekk sa kër tranquillement benn pression du am ci yow nga xamante ni les questions sociales ne serait-ce que gestion sociale famille bi nga mën koo régler par rapport ak li ngay am feneen donc kon initiative boobu mooy initiative bi ñu jël nous allons accompagner l'entreprise R&B Security
dans le cadre de la CNE pour leur permettre chaque année d'insérer les jeunes qui seront formés et qui auront leur diplôme, ne serait-ce que pour une durée de 12 mois. Donc nous avons pris cet engagement et nous allons vous accompagner pour cela. Donc merci encore pour l'initiative. Nous sommes très satisfaits de cette convention. ñun nag ay jurit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. gisuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy tax ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com.